del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer. salaamaaleykum chers internautes, ravi de vous retrouver sur Feeling Dakar tey nag ñu am mbégte ak contentement comme ni ñu koy defee tout le temps ànd ak yéen ci suñuy plateau tey nag ñu ànd ak benn ndaanaan boo xam ne xëy na dinañ leen ko présenter mais sax du jar présentation mi ngi wuyoo ci turu Dominique Thioune. alors ñu xam ko ci art bi balaa ñuy def dara dañ koy bàyyi mu nuyoonteeg ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan mbokku internet Feeling Dakar bu ko defee ñu waxtaan ak moom avant ñuy commencer émission bi daf ma doon jéem a napp mais dinaa ko woon ne band bu ñuul nga fekk Dominique ñu ngi lay siyaar. waaw maa ngi lay siyaar Doudou. waaw di nuyu waa Sénégal yëpp vraiment di kontaan ci invitation bi. ba kontaan naa maa ngi leen di bëggee yéen ñëpp daal di leen siyaar bu wér. ayca moo ngi noonu Dominique Thioune ci plateau yi nga xamante nii moom la ñuy amal fii ci Feeling Dakar ñu war a waxtaan ak moom lu aajo ci li nga xam ne moom mooy carrière am ak xew-xew jamono ji nga xamante ne nii moom moo nekk ci musique sénégalaise. alors Dominique. ma lay laaj. kañ nga débuté sa carrière. waaw man mun naa ne dama judd rek nekk ci art bi. parce que kuñ ne Mame Less Tour mooy sa maam. ne Ajaratu Oumy Sène moom mooy sa maam. ne El Hadji Boury Sonko moom mooy sa maam. kon soo feccee war na, soo tëggee war na, soo woyee war na. donc nag ci kaw loolu sa maam daf ma daan wax ne doon géwél rek doyul waaw nga dem jàngi pour bu ëllëgee nga mën a tette ndaw ñi. donc nag ci loolu ci tànk yooyu noonu la ñu nekk. waaw nekk ci ba suñu borom dimbali ñu dem Europe waaw continuer waat tamit ci loolu noonu. waaw kon art bi daal ci suñu deret la nekk. ci sa deret la nekk donc fii nga commencé sa carrière. waaw Sénégal laa commencé sama carrière. waaw parce que ñun bi ñu kiiwee suñu ko defam benn compagnie de danse boo xam te ni papa yi Pa Moussa moom moo ko géré. ba yàlla suñu doom dogal affaire yi mujjee tegu ci loxo Pa Moussa. ñu liggéey ak Pa Moussa lu bëree bëri nag waaw ndax moom sama frère papa la. ñu liggéey lu bëree bëri ba yàlla suñu doom dogal tamit ñu mat a dem Europe toog. ci la ñu dem nag toog continuer carrière bi. ok du ma wax ni kenn xamul Sénégal mais li may wax rek mooy que ni est-ce que du aussi dem bi nga dem Europe. toog fa moo tax ni ñu xamee ñeneen ñi fii nii ku ci mel ni ay Bastoum. ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy ay Tarba Mbaye ay Pagaye Mbaye ñooñ noonu mën naa wax ni peut-être yéen a xaw bokk lu ngeen di def même bu fekkee bokk lu ngeen di def. alors te ñoom fii lañ toog développé fii nii ba ñëpp xam leen. lan moo tax. nga préféré dem Europe développé ko foofu noonu. waaw parce que su ma xoolee pour man art. lu universel la wala doon. parce que tamit yem Sénégal rek di def carrière. c'est vrai c'est normal. fii la gën a yombee parce que fii lañ dëkk. waaw fii la gën a yombee parce que fii lañ dëkk parce que tey soo commencé rek seen waa koñ ñoo lay njëkk a sotle jàppale la. comprendre nga. mais aussi man li tax man ma jël engagement génn. waaw parce que dama bëggoon jàngiwaat leneen gisaat leneen amaat beneen mentalité pour mën a aussi. li may def ma xam nan laa ko mën a defee ba nga xam ne ñëpp dañ ci mën a jot. waaye looloo tax ma jël voie boobu te tamit rëccuwuma ko franchement parce que lu mën a am rek Sénégal la ñuy dellu si parce que fa ma nekk tamit Sénégal laa fay représenté. waaw parce que damay joxe foofu ay cours de danse. dama fay liggéey ak ay compagnie yu bari. comprendre nga en plus percussionniste la. en plus damay jouer guitare damay woy. donc am na lu bëree bëri loo xam te ni tey jàng naa ko loo xam te ni man am naa yaakaar ne mun nañu yóbbu fenn fii waaw donc nag. artiste doo limité wu. waaw soo limité woo ne Sénégal la rek mun na metti bu baax a baax. waaw parce que tamit tonalité musique du mbalax kese. effectivement waaw du mbalax kese. ok ma dégg la nga ne da ngay joxe ay cours de danse. en même temps da ngay way. mu mel ni comme ni nga ko waxee sànq. da nga am ay branches yu bëri ci art bi. ban nga ci njëkk a commencé parce que aussi mënoo jóg rek commencé ndoo yëpp am na boo xam ne ci loolu nga commencé. soit fecc bi wala way bi. dëggantaan ñun nag fecc lañu commencé. waaw fecc laa commencé yàlla suñu borom dogal Pa Moussa Sonko jàngal ñu lu bëree bëri. waaw ñu du mbapat ko fii nag. waaw dem ci Oscar les vacances yeeg tànn biir yeeg yooyu yëpp xam nga. gérer ko tamit ak compagnie bi ñu nekkoon jàng lu bëree bëri donc de fur et à mesure comme man dama xaw a sob xam nga. moom mooy loolu amoon na tamit lu ndaw lu ma suñu borom mayoon tuuti ci ay tëgg jémbe sabar tama sóoru bazar affaire yooyu. donc ma jaayante ko liggéey ci lu bëree bëri ba suñu borom dogal man bi may nekk fii Sénégal amul bale booy taxaw Sénégal te soo leen ni doo duñ ko xam waaw fu ma ñëw dañ naan rakku Pa Moussa bi te loolu sant yàlla la tamit du jàmbaar
mais suñu borom moom moo la koy dimbalee jagleel la ko waaye mais li nga xamante ne nii moom mooy ballet Sorouba ak yeneen ton musical yeeg yeneen façon tëgg yi nga xamante ne nii ñu ngi koy def gis nañ ni képp koo xam ne dugg na si rek dañu préféré ba ko fi dem Europe la moo waral loolu waaw li waral loolu moom mooy ne sa waay am na leen loo xam ne neexut a wax na comprendre nga mais tamit faaw ñu wax ko c'est très important parce que gis nga liggéey soo ci nekkee da nga ci dafa am ñoo xam ne dañuy liggéey ci art dañuy feccantu pour nit ñi xam leen comprendre nga am ñoo xam ne tamit dañuy feccantu pour am ci benn succès wala am ci mun ci am benn weccat ñun carrière la ñuy def carrière la ñuy def donc ci biir carrière boobu noonu liggéey bi nga xam ne jàng nañ ko ba mu mokk li ñu war moom mooy ñu dem jéem ko transmettre ñeneen pour ñu mun a xam valeur u Sénégal moom mooy lan parce que ñun am na lu dul suñu culture comprendre nga te Sénégal bari na ay fecckat mais ils sont pas complets da ngay gis benn fecckatu sabar rek lay mën a fecc da ngay gis puis waaw sabar daal moom moo fi kii bi mais ñun fi dañoo am ethnie yu bari te ethnie bu ci nekk ak culture am donc culture boobu noonu la ñuy mën a jël transporter ko yóbbu ko am na ñoo xam ne tey siiwuñu Sénégal xamuñu leen comprendre nga mais tey Europe ñu ngi fay liggéey bu doy waar boo xamante ni dinañu mën a andi ay étranger ñu ñëw fii Sénégal investir fi def fi lu bëree bëri donc loolu noonu yëpp li leen koy may moom mooy jàng bu mokk bañ a teel a def seen bopp star waaw parce que liggéey su mokkee rek koo ko présenté mu apprécier ko te man ci branche boobu laa nekk ak ñeneen mais nag bu ma la déggee nga ne Sénégal dafa bëri ay culture yoo xamante ne nii war nañu mën a développer seen culture di tëgg seen tëgg di cons li nga xamante ne moom mooy seen tëgg dëgg la waaye Sénégal boo bëggee dégg dëgg doo Sénégal tasa mbax gi temps yi lañ gën a favoriser de waaw mais tasa xam nga dañoo am sens boo xamante ni pays Afrique yi ñu ko am bariwul monde bi sax laa wax ñu ko am bariwul parce que moom mooy ne soo fàttalikoo ci ginnaaw rek bi may gën a doon xale maa ngi doon déglu benn musique bu Mbaye Gueye Faye bi mu woyoon ci waaye nu mu tudd waa Mbour donc dafa jël Sorouba boole ko ak sabar boole ko ci musique bi intégré ko te bi mu génnee jamono jooju dafa defoon buzz compilation bu doy waar c'est très bien donc ñun suñu culture yooyu noonu nga xam te ni am nañ ko comprendre nga mooy ay yeelaa ay mbil ci séeréer yi comprendre nga waaw Sorouba am na lu bëree bëri loo xam ne mu ngi fii tey ñu war ko boole ak li ñu moom comprendre nga ak li nga ak mbalax bi nga xamante ni tey ñun ñoo ko moom suñ ko boolee mun nañoo andi lu bëree effectivement waaw parce que ñun tey amul percussionniste sénégalais bu mun a dem Europe laa lay xamal lenn musique bu ñu la tëggal da nga ciy mën a jouer te ñu ci bëri jànguñu ay partition solfège comprendre nga mais am nañu oreille musicale bu doy waar effectivement waaw donc nag il faut ñu exploiter li nga xamante ni tey moom mooy suñuy richesse donc richesse bi du lenn du culture bi te culture bi c'est très important c'est très important mais dañ ko bëgg a jàpp nag ci mbalax bi ci nice lu baax la lu cool la parce que maa ngi ci biir franchement maa ngi ci biir waaw mais man ci jàngat bi ma ci am mun naa def lu bari lu différent loo xam te ni gars yi defuñu ko effectivement c'est sûr loolu moom j'en suis sûr parce que de ci fête laa commencé jóge fa dem ci tëgg jóge fa aussi dem jàngi solfège comprendre nga xam lu accords yi di wax ak lépp man su ma taxawee studio li ma bëgg nga may defaral kenn mënu ma nax ci li nga xam te ni moom laay def parce que métier la te métier da nga koy mokkal waaw fii nag bari na ay artistes yoo xam ne prêt à porter lañ leen di defal da ngay ñëw fekk ko def musique am ba mu taxaw waaw teg kii yi témoins yeeg yëpp da ngay ñëw musique bi nice na comprendre nga waaw fay nga li nga war a fay ñu jël ki tegoon témoin teggi ko jox la parole yeeg lépp da ngay ñëw rek jaar fa comprendre nga donc musique boobu noonu day mujjee doon ajouté dañuy ñëw rek fomp sànni waaw benn temps lay def après c'est mort waaw mais dañoo war a jéem a jaayante ci test yi ak lépp waaw jéem a fexe musique bi ñuy def mu doon immortel waaw le preuve en est que Youssou Ndour woyam bu bees bii ni mu woyam bi mu woyoon yàgg na Wally reprendre na ko Sidi Diop reprendre na ko mais mu ngi mel ne lu bees tey comprendre nga mu ngi mel ne tey la génn donc ça veut dire que ne musique recherche la musique dama fay war a bàyyi loo xam bés boo génnee àdduna sax musique bi dafa war a continuer di dox
mu jëriñ njaboot bi. waaw jëriñ askan bi. effectivement nga wax lu am solo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy artistes Sénégal yi. que ni mën nañu adhérer façon musique bu nekk. parce que sénégalais moom moo mel noonu loolu dama koy apprécier ci ñoom. en plus di ko dëggal. parce que sénégalais lu mu xas a teg bëtam rek mën na ko jeex na looloo waral chinois yi bu ñu fi ñëwee di liggéey guddi la ñuy liggéey. waaw ci say biir wax aussi ma dégg que ni yaa ngi wax comme quoi que ni képp kuy artiste wala képp kuy danseur. war nga mën a bañ a yem ci mbalax bi kese. mu mel ni ci say biir wax ñi nga xam ne dañoo yem ci mbalax bi kese dafa du mën a rafetlu woo li ñuy def. mais que ni am na lu manqué ci seen qualité. dëggantaan ñu ma koy jàngatee rek jàngat bu ndaw. ku ci mel ne Abdou Thioubalo kenn dàq ko woy. comprendre nga. mais dafa resté juste ci mbalax bi. Viviane bokk na ci artistes yi ñu gën a xam international. est-ce que comprendre nga. parce que dafa jël beneen voix. waaw parce que dafa am leen loo xam te ni c'est très important musique fekk jéggiwul frontière yooyu. des na. Youssou Ndour su ñëwee Europe soo xoolee kii bi muy teg plan bi muy teg. ak li muy tëggal Sénégalais yi doonu benn. comprendre nga. donc il faut aussi ñu jéem a liggéey ci loolu. mbalax bi sama deret la nekk. léegi dañ koy tëgg ba mu neex fecc ko ba mu neex woy ko ba mu neex. ku juddoo ci tàgg boo naawul jaaxal seen bokk waaw. très bien mais musique Sénégal dafa war a génn fii mu nekk dem feneen. alors xam nga fan laa bëgg ñu insister. parce que tamit comme sànq ni ma la ko waxee am na si ñoo xam ne ñu ngi Sénégal actuellement. yéen bu ngeen bokkul li ngeen di def tamit. am na benn pàcc boo xam ne yéen a ko xaw a bokk. mooy ñu ci mel ni ñoom Bass Thioung comme ni ma ko waxee sànq. ñoom Pagaye Mbaye ak ñeneen ak ñeneen. ñoom nan nga gisee seen musique. waaw macha allah. macha allah parce que soo xoolee juste rek. ci seen création. image clip. soo doonee jeune bëgg li ngay def da ngay kontaan. comprendre nga. parce que man su ma fàttalikoo ay jamono ci ginnaaw am na ñu bari bëgguñu woon seen i doom fecc mbaa ñu tëgg. parce que ñi ñu fi jiitu woon ni ñu ko doon dundee la dañuy bënn fii comprendre nga. waaw di def yenn bagages yi nga xam ne tey soo ko gisee doo bëgg sa doom nekk ci. mais ci génération ñoom Pa Moussa Sonko Papa Ndiaye ñëw nañu andi beneen style boo xam ne tey dafa révolutionné jeunes yi ñu gën a bëgg fecc. tey doo gis amul benn jeune artiste booy gis te bëggul boppam. comprendre nga. donc affaire yi mu ngi dox ay jéego ku ci mel ne Bass Thioung franchement li muy def daf ma neex parce que damay gis ne dëgg la mbalax lay def. mais clipam soo xoolee direct day mel ne ay américains ñoo taxaw. loolu lu cool la. ku ci mel ne Pagaye Mbaye sama single bu bees bi sax ndeysaan ñëw na jàpp ci doon tamit ku cool ku mën tamit li muy def comprendre nga. parce que yemul ci wax bi kese. comprendre nga. waaw day wax mais tamit day tëgg. soo xoolee loolu tamit day andi différence bu baax a baax a baax a baax. Bass Thioung day wax mais day tëgg day andi différence parce que dañuy xam bu baax fan la ñu war a jóge ak fan la ñu war a daal. waaw donc franchement ñu doon ñoo xam te ni ñu leen naw laa. ñu leen fonk laa ñu leen respecté laa parce que tamit art bi ñun ñëpp ñu ñoo fara. effectivement waaw liggéey la rek dañoo bëgg pousse mu jëm ci kanam. noonu la demee waaw musique amul coow sax du concurrence mais aussi day baax ñuy teg baaraam. ci yi nga xamante ne nii moom moo am solo. apprécier nga ay image yu Bass Thioung. ay clipam boo koy seetaan da ngay mel ni kuy seetaan ay américain. donc ay clipam apprécier nga ko mais contenu am. waaw parce que ni ma la déggee. ay clipam mën na dem. au niveau international. mais est-ce que contenu bi est-ce que musique bu Bass Thioung mën na dem à l'international puisque Bass Thioung jàngiwu ko fenn. comprendre nga est-ce que contenu bi mën na dem fi nga xamante ne nii moom mooy international. waaw ci côté jàngee ko fenn. foofu moom du ma ci mën a wax lu bari parce que man maîtriser wu ma ko. comprendre nga. mais dama daan ñëw vacances. su ma ñëwee des fois am na benn boîte bu nekkoon Almadies. dañ fa doon tase muy tëgg ci mag yooyu noonu comprendre nga mais aussi carrière la. comprendre nga carrière la da ngay def benn def ñaar def ñett man gëm naa ne lu muy gën a màgg xel bi war na mën a gën a ubbeeku. comprendre nga. parce que tamit am na style bu nice comprendre boo xam ne tey jii nii lu mu gën a liggéey rek bénéfice la ci moom. effectivement lu mu gën a liggéey bénéfice la ci moom wax dëgg fa neexal la man moom ci sama génération am na ñoo xam ne apprécié naa bu baax a baax a baax a baax li muy def parce que tamit artiste la comprendre nga. lu ma yëngal yombul. waaw mais su ma apprécié nii rek. am na lu nekk ci moom. ok ni nga amee ñooy apprécié. noonu nga amee ñoo xamante ne di nga leen corriger. waaw di gis loo xamante ne nii baaxul ci seen musique nga wax ko. waaw ñan ak ñan la. waaw mais xam nga Sénégal dafa am leen loo xam te dafay nekk. di nga jéem a dimbali nit sax ni ko gaynde lii. mu teg ne yow dafa am droit noo koy gisee. comprendre nga te gis nga musique.
star yi gën a mag ci àdduna sax suñu defaree album ba pare dañuy xool seen moromu star tegal leen ko ñu déglu ko pour xool ne lii nii mun na génn comprendre nga cartonné non non lii nañu yokk lii nañu kii lii mais sénégalais ñun dañoo amul esprit boobu ñun lépp esprit defante lañ koy def comprendre nga te affaire bi du defante nit ku ci nekk ak sa wërsëg effectivement barki Sëriñ Fallou Mbacké suñu borom namm ci bànni aadama bi nit mun ci leen ay jeunes lañu dañu fexe mu naes dañuy fexe tamit jàppalante yéenante c'est très important del déglu del xool